asalaamaaleykum ñu ngi la gën a xam si turu Boy Djiné nga rëcc kaso je pense que c'est la 12e fois su ma juumul eh bien li ma lay njëkk a laaj parce que loolu mooy li nga xamante ni moom mooy li nekk dans l'actualité nan nga def ba génn si kaso bi encore une fois. waaw ginnaaw mu leen nuyoo ba pare maa ngi nuyu Sénégal yëpp aussi ak kilifay diine kilifa aada yëpp ba pare question bi ma laaj nag yaakaar naa yaa ma gën a xam parce que démb ba tey maa ngi gis réseaux sociaux yi lépp lu war a am yaakaar naa liggéey boobu def na ko pour leeral Sénégalais yi mais maa ngi siy dégg tamit ay yeneen rumeur yoo xam ne bëgg naa ko leeral léegi nii rek que am na complice administration pénitentiaire ñoo koy jàppale ndaxte ni méthode yu ñu def ba évadé lii laa parce que bu njëkk maa ngi dégg am na ay teesu jinne yu doon sax wax mais cette fois ci waxatuñ ko gëm naa ne kon léegi xel yi mi ngi évolué benn waaw mais évasion bi nag man maa jël sama propre moyen def ko te mooy méthode bi nga xam man moom laay xeexe injustice dëgg la nag population Sénégal moom comprendre gun bu baax a baax. mais avant ñuy sori nan nga rëcc quoi parce que quand même les gens se posent la question centre pénitentiaire bu mel nii nga fexe ba génn fa te kenn teewu la. waaw effectivement man yàgg naa ko wax ñi nga xamante si daanaa déggoo ak ñoom yàgg naa leen wax ne leen man fi ma nekk amul sécurité donte ñoom nag contraire lañ jàpp ñoom jàpp naa ne sécurité la mais man gëm naa ne amul sécurité te gëm naa ne à tout moment muy heure chaque heure nuit et jour saa bu ma bëggee génn foofu mën naa ko def. amul sécurité parce que infrastructure bi moo amul sécurité wala dañ leen garder wul suffisamment. non dañuy garder fii suffisamment parce que ñun doolee xool ñun traitement bu gën a baax si prison yi ñun moom lañ am aussi ñoom teg nañ seen ay moyens yi ñu jàpp ni tamit mooy sécurité waaw mais tamit ñoom ay nit lañ la ñuy xalaat man itam nit laa damay xalaat te gëm naa ne gënuñu ma nekk spécialiste te dàq ñu ma xalaat dàq ñu ma calculer noo rëcce nan nga rëcce. waaw bi may nekk foofu noonu maa ngi si chambre bi ma nekkoon chambre bi nekk 2 m 20 sur 3 m 10 am benn aération 80 et quelques centimètres ou millimètres je ne sais pas am ñaari lal si biir maa ngi fa nekk man ak benn co-détenu ressortissant malien la ñu ngi koy topp affaire terroriste waaw mais ñoo ay xale lan ay innocent lan aussi te comme injustice la moom lay xeex mënoon naa faa quitté ànd ak moom génn ak moom mais boobaa dootul nekk injustice boo xam damay dee xeex sama injustice ba bay tooñaale parce que damay génne ko wut a génn. mais noo def da nga gas da nga toj comment laa soxla. non gasuma aération dafa am fer bi ñaari fer la moo kale moo baar aération bi ak benn grillage bu nekk si biti fer bi man moom laa dindi si guddi gi si moment boo xamante si maa ngi nekkoon grève de faim toog xalaat ba sonn sama xol bon injustice bi ñu jël teg ko sama kaw te teguñu ko fenn te benn nit moo ko waral loolu nag moo ma touché yóbbu ma foo xamante si dem naa ba sama réserve dafa dem ba jeex parce que depuis des années yàgg naa am possibilité pour évadé foofu mais man dama ne affaire évasion laa bëggatut a dugati comme opinion publique bi comme lu bari comprendre duñ ko te man dama yaakaaroon ne sax ñoom dinañ comprendre mais lu bari comprendre duñ ko mais bi ma demee tamit muñ ba sës xam ne carrément lii mooy seule option boo xamante ni man si yaa mën a jaar xeex sama àq ak yelleef ba jot si. alors Baye Modou Fall ñu ngi lay oowee Boy Djiné déjà tur boobu fan la commencé. waaw am nga affaire Boy Djiné loolu dafa yàgg te ay tur yu bari sax am ay jamono doon na wax Modou Djiné benn jamono ñuy wax beneen tur am na beneen tur bu ñu doon wax am tey ñi ngi wax Boy Djiné moom tur yi moom day chaque jour day changé mais mi ngi déparé police centrale en 2009 léegi nag bi coow amaatee retourné waat seen kaw après ci lañ def benn pièce jël ay yére yu ma soloon ak ay monop teg ko si biir gér bi siiwal si sama tur que ne de Djiné la dama soppeeku léegi nag foofu la turu Djiné déparé ba tey te xam boobu tamit si laa gënoon nekk xale amu woon
idée pour que dem si presse bi jéem a leeral mais dama jàppoon ne lu ñuy wax nii rek bàyyi comme jàll la. da nga jàpp ne dañu maquiller sa rëcc pour sauver seen honneur. waaw effectivement noonu la demee parce que xam nga toujours moom ñun ñooy perdants yi ñun baadoolo yi ñun population bi parce que depuis boobu bu amee lancé woon nañu ay poursuites mais amul kenn koo xam te jii dañoo jël mën a def te ko chèque wala yóbbu la kaso mais menn man nag lañu visé yóbbu ma si kaso bi te li si gën a doy waar sax mooy dossier bi ñi seen tour nekkoon ñëpp finalement dañ leen retiré waat seen tour ñoom ñëpp génn leen léegi même sama benn tour moo si nekk. ok mën dama bëgg ñu gën la xam réellement alors li ma la laaj mooy est-ce que def ngay étude parce que sànq nee nga ñoom dañuy xalaat dàq ñu la xalaat ëpp ñu la science ban science nga am loo jàng loo xam la mooy sa métier. waaw man nag technicien laa quoi si informatique ak électronique ak ay maintenance ak yooyu noonu mais finalement tamit sama xel aussi dafa nàcc si bagage yu bari yàlla dafa moom may ba xamee si man lu may xool rek mën naa ko wala lu ma jéem rek dama koy man parce que jànguma français jànguma kii alxuraan laa jàng mais français yàlla dogal na man maa ko jàngal sama bopp comme yàlla def mën naa liirantoog yooyu noonu moment bi may nekk si prison bi fii nga xam ne dama sama xol da doon bon injustice bi am ak traitement yi am ak yooyu noonu léegi chaque jour damay bëgg di bind lettre ex-doyen juge bi fi nekkoon ak le parquet di leen wax seen injustice yi ñuy def léegi nag lettre yi ma doon bind da doon violent ba directeur bi si mujj da si tiit. dinañ ñëw si loolu léegi li ma la bëgg a laaj mooy am na jàpp yu ñu la jàpp yoo xamante ne am na sax boo xamante ne dañu la filmer eh bien pourquoi yow nga décider sa intelligence bi nga wax ni moom nga am nga orienté ko ci banditisme. waaw affaire bu ma bëgg a tontu noonu parce que affaire banditisme moom la ñuy wax parce que man mënu ma xam lan lay tuddee banditisme parce que banditisme moom daa benn simple expression la bu ñu utiliser rek parce que man amul benn acte banditisme bu ndaw bu may def. jàppewuñu la sàcc wala lu koy niru. waaw xam nga affaire lu vol man moom la ma yóbbu woon prison si loolu yoo xool moom la atte si 2020 bi nii parce que tuuma la. mais boobu nag presque moom dafa am benn responsable bu mu si joué boo xam ne si dafa am responsable bu mu si jël parce que si joué benn rôle boo xam ne dafa retenir contre moi te dañoo raisonné mal foofu noonu parce que benn nit la boo xam ne dafay am ñu mu yore loon xaalis benn usine bu mu yore loon xaalis da doon jox seen alal muy jaay wax leen di verser mais finalement moom dafa tëdd si xaalis bi di lekk ba lekk si benn somme bu bari ñu toll benn jamono plainte contre ko moom ba mu xam ne moom instant tolloon na jamono boo xam ne moom dafa war dem tëddi kaso léegi benn incident bu ndaw ñëw si rek mu profité si turu booy ji nee na xaalis moom moo ko jël mais malheureusement tribunal loolu yëpp leeral na ko te naan ba xam ne kii li ñuy wax ay montage la. mais am na benn incident bu ñu la filmé ngay jël n'est-ce pas. non loolu musul am c'est que moom si wàllu boppam moom vol contre vol la def. c'est-à-dire maanaam moom dafa am xaalis boo xam ne daf ko yoroon benn usine xaalis bi daf ko jël détourné ko si boppam. dugal si beneen côté ba pare teg ko collé ko sama tur. est-ce que yow mënoon nga prouver loolu parce que nee na yow da nga ko ëpp doole ut les meilleurs avocats pour am ndam si kawam. malheureusement yàlla dogal na loolu mooy sax amul parce que man dooy xool avocat yi ma doon défendre ba léegi nii ñoo may défendre muy maître Ablaye Tall maître Doudou Ndoye dafa ñëw relayer sama dossier boo xam man maa ko sàkku si moom. amul ko jóge woon tugal. maître Doudou Ndoye moo ko engagé indi ko parce que dafa ñëw maître Doudou Ndoye man maa ko woo téléphone. benn affaire benn traitement laa ko doon laaj parce que moom dama gis lu code pénal yi livre code pénal bi dama yàgg gis turam si kawam ma yàgg am envie nag pour que rencontrer ko ak wax ak moom bis jot nag ma seeraan ko télévision Walfadjri ñu invité ko bi ñu paree foofu laa lijjanti numéro ma woo ko pour am ay yenn mbir yu ma ko laaj si code pénal bi ni ñu koy traité ak yooyu mais man dama ko woo expliqué ko mu ne ma dina wax ak sama avocat li ma ko doon laajte muñ ma ko finalement ngi demaat ba jimi jamono ma woowaat ko mu ne ma fàttewuma la waaw ñu demaat ba benn saa moom mu gisante naa sama avocat Ablaye Tall waxtaan ak moom ba Ablaye Tall ñaan ko ndimbal ne ko na ñëw jàpp si dossier bi parce que injustice totale moo am te fi ñu dañoo jaay doole dëgg parce que saa yu dara lu néew justice amatul loolu nag moom comme maître Doudou Ndoye moom révolutionnaire la moom moo ko dugal si dossier bi volontairement
man bi muy dugg si dossier bi ak li mu si def yëpp yëgu man benn jour lan ma woo tribunal moo ñëw war a taxaw jugement mu ñëw fekk maître Doudou Ndoye toog mu ñëw laajte boobu mu xaw ma sax ana Baye Modou Fall ma ko maa ngi nii mu ne ma tekki sa masque ma xool ko mu ne waaw man maay maître Doudou Ndoye dama ñëw uniquement pour yow su mu woon naa sama robu yaakaaroon na ne tribunal bi man pare naa si dootu ma si dugaat mais grâce yow yaa tax ma soxla sama robu ñëw uniquement pour dimbale la déplacé naa benn avocat depuis France indi ko fay naa ko xaalis bu bari ngir yow soxla ma nga jox ma dërëm mënoo maa fay mu nekk surprise bu grave si man aussi léegi loolu nag moo ma gënoon a xawoon na coincé si biir kaso bi. alors lan lañ la tuumaaloon si moment boobu noonu exactement lan fan la injustice bi féete woon. waaw parce que boobu mooy dossier Faboro Konaré bi ngay wax nii affaire Solida boobu noonu ngay wax noonu moom la woon mais dafa am yu bari yu ñu si kolliwaat. parce que dañ xam nga boobu dama ifadé woon prison Rebeuss bi ma ifadé prison Rebeuss si moment yooyu comme ni mu demee nii rek xam nga doo ifadé génn fii war a taseeg di war a taseeg di war di si dimbali woon ma am benn incident bu ndaw bu ma am war a am benn collision avec les quelques éléments pénitentiaires administration pénitentiaire diggante boobu nag si la partenaire man ma mel ne kuy refusé wu si biir bu digg ma foofu pour mel ne ku fay saxu pour refusé wu foofu pour ñoom ñu passé pour ma génn mais diggante boobu bi ma duggee nag fi ma duggoon noonu pour kale fa benn temps pour que ñoom ñu jàll ma mën a génn dafa nekkoon benn lieu bu poussière kenn mosu fa gëj nañ fa dugg daal poussière la lënd yi nekkoon fa takk sama bopp yëpp ma xamee nag léegi lii doo bëggee génnaat du la gisee nii léegi li nga doon bay day am coow day am loolu dugul si bitigu jaamu di fa dugg ba ay di fa lënd ak yooyu noonu finalement police ngeen mujjee ji loolu laa doon bañ ma ne ko comme demee noonu naa toog camouflé wu fii ñoom nu ñu tëjee man gis naa benn relation bu ma jaar génn ma jaar fa génn finalement noonu la bi ñu tëjee noonu sama téléphone fay na il faut ma woo kenn ko xam mu ñëw nekk foofu noonu ma génnee ànd ak moom dem parce que bëgguma génn di traîner noonu ci mbedd mi si laay tourné xool ndax mën naa am chargeur foofu benn câble bu ma mën a branché sama téléphone mu tàkk mu mën a woote yaa dugg bureau am bi ma duggee bureau nag wax effectivement am na benn tooñ bu ndaw a ndaw bu ma ko def comprendre nga mais nag moom dafa jël pour loo ko def. non parce que bi ma ñëwee bi moom dama toog ci siège am jël câble bi branché ko sama téléphone bàyyi ko mu sax ma teg ko noonu bi ko tegee noonu moom à la côté ñu ngi fa def ay sachet yoo xam ne xaalis yu bari la mun la jar foofu noonu maa ngi taxaw nii di xool defuma daal di xaatu bu téléphone am benn pourcentage pour tàkk ma jël benn mbuus bu ndaw nii téye ko ma gis ay pièces 500 yu bees léegi nag injustice bi nga xam ne man moo ma yóbbu woon kaso ba tax ma évadé ko Rebeuss loolu dama si amoon benn rumeur que ne chinois bi nga xamante si nii ñi jàpp ba tax ñu tudd sama tur chinois yooyu dañuy trafiqué ay pièces 500 dañuy trafiqué quantité pièces 500 yu bay dugg Sénégal te loolu autorité parquet bi xam na ko. balaa ñuy sori bi nga duggee si bureau bi chargé sa téléphone gis money bi gis xaalis bi après noo mujjee ak xaalis bi. waaw léegi nag donc pièces 500 yooyu nekk foofu dama si tànn benn sachet bu gën a ndaw téye ko sama loxo nii léegi bi sama téléphone chargé ba fees bi may dem damaa yóbbaale mbuus boobu parce que. ñaata si nekkoon. non bariwutoon parce que moo nekkoon mbuus bi gënoon a tuuti si mbuus yooyu. bariwutoon man juste rek dama soxla woon échantillon bi xool ndax si pièces 500 yooyu noonu suñ chinois bi nga xam ne moom la gars yi di jàppal tànk ba tax ñu jël ay doomu Sénégal yóbbu leen kaso damay yaakaaroon. si faux pièces 500 yooyu muy defar ci la bokk man sama xel moo ñëw te comme amu temps toog foofu noonu di ko xool ak yooyu may xaaral ma yëg-yëg du may amee temps ma jéem a xool ma exploité loolu. kon bi nga rëccee da nga demoon foofu pour jéem a wut ay éléments de preuve. non du woon wut ay preuve noonu dama fa réfléchir woon rek incidentellement. waaw accidentellement. dama fa réfléchir woon noonu mais finalement yooyu yëpp nag fii la tombé sama xel ñëw si loolu mais naa jël lu ma demee ba am jot mën naa xool loolu bu fekkee ne loolu am na. loolu yëpp day dox lu doon ay preuve yoo xam ne dama koy génne parce que man du ma ifadé rek dafa am ay chaque jour dafa am benn biir bu tax ma ifadé souvent da nga dem ba si biir nag ampleur place ba gars yi ñoom ñoo lay détourné ba nga tourné daal. ñu ñëw si sa parcours carcéral alors xam nga alkaati yi wala gendarme yi ñëw ñu rek ne la niip yóbbu rëcc nga 12 fois kañ nga njëkk a dugg kaso lan ak lan moo la yóbbu woon kaso. non première fois may dugg kaso boobu j'étais mineur Diourbel la woon faat naa yi woon 2016 je pense 2016 la Diourbel la woon
booba am na benn site internet moo gis mu bind ko sax benn dëkkandoo moo ko jox télévision mu daw ak moom yi mais yooyu amut loolu ay rumeur la rek man dafa am ku ma doon liggéeyal ko xam man technicien laa woon te yàlla dafa ma dimbali ma man réparé matériel yëpp nag yi ngi si yëpp dama ko mën naa ko réparé. te jàngoo ko fenn. non si def naa dama si am don dama si judduwaale am si don léegi nag ma dem continuer gën ko travailler si def kii si yenn patron yi di gën a jàng métier foofu am na yoo xam nag moom mën naa koy defar sama pour nekk kër ga di defarantu ak yooyu di dimbali citoyen yi dëkkandool mooy vaccin yi di leen defal seen ay bagages yooyu di leen ko jox gratuit te nag am na koo xamante moom moo ma engagé woon ñuy liggéey war na mu jox chaque jour 10 000 la may war a fay après ma may jox logement jox ma moto bu may wàcceeg yooyu mais comme yow xale laa woon man affaire métier bi daf ma neexoon rek ma koy def mais du question que dama si am amour discours xaalis ak yooyu am naa ko chaque jour 10 000 la jox ma wax léegi da ko gàtte du ma ne ma soxla ko jox ma lépp waaw non chaque jour may liggéey muy def si boppam bis jot ma soxla sama xaalis nag ma ko jox mu ne yorul xaalis ma seet yoon loolu soxla naa xaalis urgent xaw ma sax ñaata ma yor parce que bari woon na chaque jour 10 000 pendant 3 mois et quelques laaj ko amoo ci loolu la amee problème nag ma saisir évaluation ci place am ci leen ma yóbbu prison loolu moo ma yóbbu kaso saisir boobu moo ko yóbbu ñu ma man aw ma droit saisir justice moom droit saisir ak yeneen tuuma yi tegal yooyu mais heureusement dañoo dem taxaw tribunal expliqué leen situation vraie situation yi mooy lan ñu d'accord ko ba pare àtte ma te ñu 1 mois ferme amendement pour ma fay ko léegi mooy première fois ma dem kaso évasion yi tamit première évasion bi ma defee moom affaire xale la woon affaire xale yi ba ma jàpp woon parce que boobu maa ngi woon mineur bu Diourbel mu ñëw ñu condamné ma 6 mois mu ne 6 mois dafa bari rek dagg kii bi 5 beeg jaar si kaw dem sama yoon waaw léegi nag nekk foofu noonu di dem ak ñëw des fois ñu jàpp lool boobu affaire mineur ak affaire xale laa ko jàppe woon rek jamono boobu noonu waaw. donc bu njëkk bi yaa saisir te moo droit saisir comme ni nga ko wax ñu tëj la 1 mois yeneen yi est-ce que yow da nga jàpp ne à chaque fois dañ la tooñ wala effectivement doon nga def loo xamante ne nii yoon daf ko aaye. waaw non xam nga man. très sincèrement on parle très sincèrement. xam nga man dama yàgg wax ne. man sama wàll boobu man ñi ma xam am na ñenn si yéen sax yenn sunnaas yi man dan ma ko seetal man du ma fen doomu aadama laa simple ba pare aussi tamit am na lu bari dama ko may parce que man lu may dugg dama koy calculer bu baax a baax te damay sàmm waaye sama diine bu baax a baax si may def yëpp damay tooñ nag parce que nit laa damay tooñ mais nag du ma tooñee damay bëgg tamit du ma ñëwee taxaw yaa tooñ mais maa tooñ du ma dee bala ma dun baaw tamit du ma def ñu def ko rek te lu mën a ñëw dama koy damay xam ne maa tooñ toujours kenn musul fekk man foo xam ne tooñ naa fay taxawee kenn musu ko fekk te naa li ma dama dem yëpp moo tax xam ne police ak juge bi doo dee xool ex-doyen de juge bi may mujjee wax ak moom juge am nee naa ko mu toog ma toog ma ne ko yow juge nga te am na loo xam ne warul la parce que juge dafa war a tëdd njaaxaandaay nekk ci diggante askan wi ak parquet mais juge warul topp parquet wala état lu mu bëgg nga defal ko boobaa yow da ngay tourné wor seen kii bi maanaam population bi. mais dis-moi est-ce que pakkastalu am na quoi est-ce que quand même mës nga def loo xamante ne nii xam nga saisir bi xam nga ni warul. def nga ko parce que da nga jàppoon ne dañ la tooñ nga saisir. est-ce que am na est-ce que yeneen yi tax ñu jàpp la est-ce que am na si yoo xamante ne aussi yow en âme et conscience xam nga ni warul woon. waaw moom laa wax moo li ma wax nee naa man nee naa la nit laa des fois ma tooñ des fois laa wax mais lu néew laay tooñ maa lay waatal xam nga gars yi jàpp na ay kaso nga def xam nga Dakar. lan ngay ooy tooñ. waaw mooy xam nga rek des fois nga dem gis nit doo xam lii waroo koo def nga def ko. par exemple jël alalu jàmbur. waaw xam nga man jël alalu jàmbur moom man daanaka man personnellement mosuma ko def mais souvent àndandoo yooyu damay ànd ay àndandoo wala dara àndandoo yooyu def man bu bokkaale sax te projet mooy man damaa doon nit koo xamante si nii cool yi lu mu rëy lu mu bëri man doo ma ko jàppee damay bëgg a safoo lépp man dem kaso. donc en gros mosoo sàcc ci li la jàpp yëpp du yow yaay auteur principal bi. effectivement noonu la demee mais problème bi mooy man lañ xam man la ñuy viser man la ñuy jàpp man la yem tey ñun ñëpp duñ àndee def dara bàyyi moo du la xam parce que policier man lañ xam. da nga weex donc. waaw très bien léegi yi ñu la mës a jàppee yëpp ban mooy bi nga xamante ne nii comme doo fen moom nga nangu na yaa ko def. waaw parce que foofee comme li ngay wax nii Faboré Konaté bii ngay wax nii. bu soldat bi ñu taxee wax naa ko man carrément nee naa leen mais man maa tooñ mais nag na tooñ yi yem fa mu war a yem
te nan wax tamit li am. yow yaa ko jël. non non moom dafa sàcc moom si wàllu boobu moom dafa sàcc moom dafa jël sàcc alal jàmm tëdd si ba pare ñëw tegal ko sama tur. comme ba pare nag profil woon na dem jël presse bi waa bàyyi moom il m'a détruit il m'a mis à genoux complètement comprendre nga c'était employé de combien de employés 27 employés man maa ngi employé lépp loolu comprendre nga. très bien léegi yow am nga talent est-ce que avant ñu lay jàpp parce que booba nag ni yàgg na am na si loo doon yëngu est-ce que am nga activité boo xamante ne nii si ngay suturloo laataa ñu ñëw si àndandoo yi parce que àndandoo yi ñëwuñu ànd ak yow yaay nangu ànd ak ñoom. waaw non man. wax naa la am na sama métier rek déjà mën na ma servir lu nekk benn homme d'affaires la damay voyage bu daanaka fu bari dama fay dem si àdduna bi di dox samay affaire comprends nga loolu mi ngi may am lu may ay revenu bi may indil aussi si côté métier bi man transporteur la maa ngi ko donné sama papa. waaw. am nga oto yu daw. waaw actuellement am na ay camion yuy daw doomu Sénégal yi ñu ngi ko yor si liggéey maa ngi ko donné sama papa depuis. donc yow employeur nga. employeur waaye am na ñu bari ma employé am na yeneen façon liggéey sax yoo xam ne maa ngi si investir sama xaalis ay doomu Sénégal yi ñu ngi siy liggéey mais je préfère garder ko parce que comme gars yi ñoom dañuy wut ay prétexte pour di xool yoon yu ñuy jaar pour mën di téye sa alal ak yooyu comprends nga loolu moo tax. mais man malheureusement man mosuma dëbb kenn sama alal parce que man lu may wax li gars yi rek man lu ma yor dama naan leen lii may borom. kon ci tënk mbooleem li nga xamante ni moom lañ la mës a tuumaal fenn nga nangoo ne foofu nga juume mooy ci affaire Sodida bi est-ce que loolu la ou pas. waaw mais Sodida bi man d'accord naa li nga xam ne laa def. léegi la moo tax yow Baye Modou nga am sa métier am sa business di ànd ak ñoo xamante ne dañ lay dugal si tooxi doona comme yow nee nga lu am yaa koy déggoo. waaw mais loolu lu yàgg la woon quoi. loolu lu yàgg loon jamono bu yàgg lool boo xam ne si ñii noo doon ay xale dugg si àdduna commencé di jéem a xool yoon mun jaar bu mën a réussir xool loolu la des fois ñu àndandoo xale toog des fois dañuy def yoo xam ne sax affaire xale rek moo ñu si dugal mais du bëgg dara loolu la mais di booba léegi yàgg na amul leneen loo xam ne def naa ko parce que dooy xool man 2008 lan ma arrêté woon ci problème mu vol boo xam ne si nii effectivement lu am la mi nga amee woon Lago 2 comprendre nga ak Mbour di jàpp ma si loolu mooy indi woon problème central bi léegi problème central bi mu amee nag ba policiers yi ñu nekkoon foofu policiers yi fa nekkoon commissaire ba ñoo ngi tudd leen si xaalis feeñ na fii xam nga ba léegi nii dossier boobu nag léegi nag moom moo taw a jeex léegi benn affaire foofu dafa am benn acharnement bu doy waar boo xam ne man tey moo causé yi yëpp xam nga dossier boo xam ne yow ñoom nee nañ man damaa jëloon alalu jàmbur depuis 2008 plaignant bi moom justice la yaakaar pour que mu doxal ko àqam plaignant bi saisir na justice depuis 2008 toog courage la di xaar justice mais ce plaignant boobu justice moo koy dimbale. est-ce que actuellement nii pare nga pour delloo ko li nga jëloon. non non moom xam nga bi loolu amee incidentellement. comment ça incidentellement. maanaam jógee Guinée-Bissau jamonoy xale ñëw jaar Mbour ñëwoon fa doon am lu ma doon jaay finalement ñëw fekk gars yi wàcci te moo sama oto mi ngi paan maa ngi jeexal xaalis comprendre nga moom moo am benn négligence bu mu def rek ma réussir ko jël alalam mais bi ma jëlee alalam bi ma ñëwee bi gars yi di wax ay wax yi jël alal ji def ko nii yëpp tàppeel la leneen ak def lee doomee un mois nga fa am lii dama leen a nax ba jël sama téléphone woo boom xaalis bi ndànk ne ko man maa juróon sa xaalis jàpp na ma pays central ñëw ngi jaar sa xaalis yow mi ko liggéeyoon nga jariñoo ko après moom ñëw na jël na alalam daf koy deseelu ma kenn len coow am nag lay waa dig jàpp ma pour même affaire parce que ñii dañoo yor affaire Lagon 2 bi ñii yor affaire Mbour bi ak diwaan électronique ci Dakar léegi nag ñii ñi ngi may seet pour affaire Mbour bi ñii jàpp woon nañ ma si affaire diwaan électronique ak Mbour waaw léegi ñii bi ma bàyyee ma xëy suba ñee jàpp ma waa dig ma nekk ndig ñu tàppeel ma ba guddi ñu yóbbu ma police Rebeuss pour ma fanaane foofu parce que dig amul cellule ñu yóbbu ma police Rebeuss pour ma fanaane foofu te police Rebeuss ñoom éléments yi ñoom jàppoon déposé ma central ñu ma yow noo def ba jógee central comprendre nga non dañoo tëj woon buntu bi doon génn gars yi ma raam génn ndaw parce que surtout pour bañ a di citer seen tour di yàq seen liggéey waa ilaa may nii ay coono parce que amul ma benn intérêt comme affaire xale la man liggéeyu ma dara amul benn charge yow ma jabar yoru ma dara comprendre nga jamono boobu léegi man naa ko nangu rek teg ko sama ko dem tilmaa lu mu sam baax na man na laa ko jeex mu ne damaa rëcc rek daw mais après nag bi ma jëlee
stratégie boobu tamit pour que juste rek jéem a étouffer coow li jéem la protéger ñoom ñi ma si mën a bañ a wax dara ñoom nag dañoo profité na jël coow li nag ñoom bëgg koo def benn maanaam protège ñoom pour défendre seen bopp. alors amul benn yoon boo xamante ne nii rëcc nga si kaso fekk dañ la dimbali. non man police centrale laa ma si jógee joxe fa xaalis ñu bàyyi ma dem parce que ñoom jàpp ñoom bàyyiwaat mais kaso moom ma lay wax benn affaire. da nga joxe xaalis wala waa ji moo récupéré si xaalisam. dafa léegi non ñoom bi mu jëlee xaalisam ba pare. parce que ñoom xaalis boobu noonu ki ma waxal foofu xaalis boobu noonu moom la waroon a jël. pour que bàyyi ma mais boobu mënu ma woon a bàyyi parce que annoncé na procureur ne ma jàpp nan ma ba pare. léegi nag moom mi ngi xool yan pexe léegi nu mu mën a def bindal ma leneen ak yooyu noonu mais man maa d'accord di fa bàyyi xaalis bi ba pare di dem kaso moom effectivement bi mu jëlee xaalisam moom dafa jël xaalisam delluwaat comprends nga man nag gars yi nag ñoom dañu mel ne bu jàpp ne trahison la wala dama leen bëggoon a dugal wala loolu nag moo leen yóbbee nag ba même bi ma waree waatee yóbbu sax dañu fexe ba bàyyi ma léegi nag bi ma bàyyee nag muy ñaari yoon yu tegaloo ci benn semaine pour bëgg a gëmal nit ñi neen man dama am mystique. ok loolu 2008 la woon. 2008. ok léegi pour jeexal si affaire boobu ñu dugg ci li actualité affaire Gambie bi il faut ñu waxaat si parce que amoon na beaucoup de bruit par rapport ak évasion boobu. waaw affaire Gambie moom man damaa évadé fii mënuma toog si dëkk bi ma dem Gambie gendarmerie Sénégal yi ñëw dugg Gambie waa section recherche ne dañ may jàpp te boobu jël ñu lu ordre mission te règlement IMOA mayut benn alkaati muy jóge si réewam dem si réewu jàmm jàpp nit lu dul que dañoo am coopération judiciaire wa ilaa ñoom président yi ñu déggoo ko te extraction xam nga président moo ko def normalement ñoom nag dañuy wut seen benn ordre mission rek ñëw rek franchir frontière jàmm dugg si infiltré si hôtel bi ma nekkoon pendant 3 jours nag maa ngi gis ay gestes yu étrange yoo xam maa ngi si bàyyi xel mais juste man dama gëm ne rek amuñu droit boobu te yaakaar naa Sénégal nelawul noonu quoi ba yebal ay alkaati ñuy dugg si réew jàmm def loolu surtout réew boo xam ne yéen ñaar da ngeen am benn da ngeen a jógee si benn conflit bu ndaw noonu muy jamono Sidiya Bayo bi amoon noonu ñu ne coup d'état am na kat moo ko def ñu ne Sidiya Bayo si la bokk mi ngi Sénégal Gambie ne nañ ko Sénégal jox ñu bañ a duñ ko jox moins de 15 jours man ma dugg foofu ifaare dugg foofu noonu man pour réfugié wu foofu noonu ñoom yebal seen alkaati léegi xam nga kooku noonu coow li muy bari yëpp te dañuy wax dëgg la mais Sénégal tooñ Sénégal moo tooñ parce que Gambie dugal fi ay alkaati ne day jàpp Sidiya Bayo dugal fi ay alkaati ne day jàpp keneen mais Sénégal moo yebal ay alkaati ñu dem foofu ñu dem may jàpp. woon benn lien boo am ak Jammeh ou qui que ce soit. non c'est que loolu moom la gars yi di wax saa man du ma am lien ak benn président parce que man sama wàll ba man sama deret mu jege nguur man nguur mënu ko def ba sax su ma koy sori nguur yàlla moo ma dogal nag yàlla moo dogal. nguur gu ma nekk si sama réew sax ba xaw am ay incidents yu ndaw nii sax man damay dox chaque jour doo ma sonal rek sa finition du baax. alors Baye Modou lan moo tax cette fois-ci nga rëcc toog si réew mi. waaw non xam nga comme loolu moo tax foofu laa aspiré woo parce que comme jege nga fi départ dem Gambie juste pour réviser wu foofu noonu benn la setan dugal sa réew. ñu jaar fii amplifié yóbbu ko foo xam noo dem na fee def ko diggante di réew léegi damay toog Sénégal tey bii pas Sénégal bii laay toog suivre justice ba xam nan lay muyee sama mbir comme ñoom dañ ne du ma mayee liberté provisoire damay daw kenn du ma gis moo tax dama ma mayee liberté provisoire tey ma kaso bi léegi man dama jël sama propre responsable man évadé sama bopp toog di yéen siyaan sama dossier saa bu ñu defee seen enquête ba pare saa bu leen neexee nag fii ba heure bu neex baax na saa bu defee sama enquête ba pare dafa seen ordonnance de renvoi ma tribunal ak mën naa wax sax criminel parce que gars yi moom criminel lan bind sama tur man. criminel parce que nee nañ bi ngay ñëw bi ñu lay filmer da nga yoroon ay armes. arme fan ñu may filmer fan. si Solida bi. non loolu man mosuma yor arme te affaire Solida jeex na bu yàgg loolu jeex na atte nañ ma si ba seetal na ma si yu bari ba naa ne ma 2 ans si tooñ bi ma wax tooñ lu ndaw loolu moo ko def si leen ma condamné 2 ans yeneen SARS yi si defoon yëpp lépp lan écarté fii ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la ex-doyen de justice bi defoon lu ma la ko wonoon da nga naan non da ngay parce que man am na benn avocat boo xam ne boobu mooy première fois mu may doo gis mooy première fois mu may plaidel te état moo ko servir d'office moo ko jox d'office mais moom bi mu gisee ordonnance de renvoi bi nee na ma man ak juge bi daa quelque chose nee na ma am na benn juge bu am suñu diggante te bu man musuma ko wax sax lool te effectivement loolu moo wax mu am ordonnance mais heureusement man tribunal fii
comme li gars yi man damay wax ba contrairement par rapport ak ñenn ci population Sénégal nii li ñuy wax quoi que ne justice bi baaxul dañ ko def man gëm naa ne justice bi li ci ëpp baax na waaye dafa am ay côté yoo xam ne nii dafa négatif de trop. pour yow juge yi ñu ngi def seen liggéey correctement. non du juge yi parce que doon ne juge yëpp ngay wax mais am na ci ñoo xam ne man sama wàll boobu man gëm naa ne dañu seen liggéey correctement parce que man prison du ma fa toogee comme des fois gars yi duñ kaso yi nii sax ba maire waa non juge lii sax man damay wax leen carrément tribunal du demee ba tribunal des yi ku fa dem na saxal daal lépp loo def rek moom ngay mérito coow munul bari président de la république bi nga xam ne mooy réew mi du bëggoon ñu condamné la du toogoon tribunal bi di jooy tey doon war a bàyyi dañ lay bàyyi. am na benn journaliste boo xamante si ni mas naa dégg mu nekkoon lam fa def doon jaay journal ne voilà kooku ñuy wax boo jënee tey doon jàngal si tribunal bi ñooy mi population ne bu ñu ko bàyyi parce que bu ñu ko bàyyee day defaat la mu defoon xam nga mais dama la wax kii moom ndeysaan lii mu wax nii wóor ko woon sax wax. yow tu n'es pas violent mosoo sàcc ak ay ngànnaay. non man violence si wàllu boppam man dama ko contre man ku koy contre man maa gën a contre parce que man dama gëm ne amul benn doomu aadama bu yàlla bind boo xam ne war nañu mën a jël métti di ko teg sa kaw. mais on ne comprend pas les gens disent mais pourquoi Boy Djiné wala Pape Modou Fall ak ni mu muusee am intelligence pourquoi mu orienté wu ci banditisme xam naa ni baat bi neexul la mais après di nga ma wax noo ko bëgg a oowee yow. non du banditisme musuma dugg dama ko contre man laa wax. man mu juddoo ba tey kenn musuma fekkee xeex sax fu ma koy defee. saaga ne mu kenn musu mu génn sama gémmiñ musuma gis ma ne dama yor arme jëmale ko luy dund ngeen musuma gis ma agressé kenn musuma gis ma violé kenn musuma gis ma jaay drogue fii xeetu drogue yi nga gis si àdduna bi yëpp fii du ma ko amoon fi mënu ma wax ne lii drogue la xaw ma si dara innocent laa si pour sax mënu ma ko tox fi ngeen togoon nii ngay tox cigarette sax fi léegi sama bopp commencé mettre boîte de nuit du ma fa dugg boîte de nuit doo ma fekk si ay làmb doo ma fekk si ay fubali max ak dara man chaque jour mën naa nekk fu calme toog ingéo yow samay xasaay di jàng alxuraan ak nekk si internet bi chaque instant. donc ku la ooyee bandit dafa la tooñ ci sa gis-gis. waaw non parce que dañ la dul xam quoi xam nga rumeur moom du commencé daw kenn ku ne nu ne ngay interpréter situation yi mais du affaire bandi man affaire bandi ñoruma affaire bandi man ñi ma xam ñu koy dund sax man nu ma toogee comme si taw dama lay jéem a découragé parce que dama lay xamal ne carrément même du fekkee yàlla dafa def yow nattu sax ba ngay jël àll jàmm wala mais du fekkee yow nga bàyyi moo gën fekk mënoo ko bàyyi tamit fexeel ba doo ko dee def jëlal alal jàmm nga dem rek te bu ko def leneen waaye man mënuma d'accord nga ñëw ne da ngay jël alal jàmbur ba pare final ko wala nga gaañ ko méttital ko yooyu waaw parce que méttit moo warul tegu si kenn koy dund. alors bàyyi ma Modou Fall lan nga gën a rëccu yow si sa dund surtout sa péripétie yi avec la justice. non parce que man amul leen loo xam ne man maa ko sababu lépp yàlla moom moo ko dogal parce que xam nga kii yow li nga def am si conséquence bu négatif loolu ngay rëccu waaye man defuma parce que tey loolu yoo xool man maa gën a yàgg si kaso si Sénégal si dut na yi nga xam ne ñoo nekk si position jàpp leen àttewuñ leen parce que 24/7/2013 ñu arrêté ma ba léegi nii may des dossiers yoo xamante si nii àttewuñ ko benn dossier bu ñu àttewul te dossier bi àtte nañ ko ba tëj mi sama peine bu yàgg mooy tëdd ko ba mu jeex fi mu ne affaire politique moo am nii rek xam nga parquet di def lu ko neex sama kaw bind nañ gauche bind droite autorités yi même ba chambre d'accusation bind nañ leen. y a aucun dossier bu tax jamono ji ñu téye si kaso bi. man awma benn affaire boo xamante si nii war naa maa tax ñu téye ma mais dañoo génnee lu passé benn dossier bu passé mooy dossier bi wax nii affaire Lagon 2 bi nii. xam nga affaire Lagon 2 bi 2008 la woon. la problème yi amoon. le 16 mois 2009 man seen ma arrêté. ñu ma arrêté Touba 16 mois 2009 boobu seen ma placé mandat dépôt. waa di ñoo ma indi woon fii ñoom Pape Gueye ñu ngi may dégg moom moo yor affaire criminelle bi léegi cybercriminel bi. ñu ngi may dégg ak ñoom Diallo xam nañu bu baax ñoom ñoo ma jël defeere ma demee doyen des juges moom moo ma placé mandat dépôt. sa kii bu njëkk bi maa sama Diouf bi ma placé man la dépôt ñu yóbbu ma si prison bi boobu am na 5 personnes yoo xam jàpp nañ leen ñu ngi woon foofu bi ma ñëwee avant un mois si la yàlla dogal ñu woo ma enquête muy première avril bi ma ñëwee première avril léegi dossiers yi noonu ñu ko boole noonu bi ñu commencé woon central te àggutoon moom la ma placé woon mais beneen bi waa dig defar na moom boobu àgg na parce que waa dig bi moom bi ma central bàyyee ñoom seen enquête dafa muy jeex seen ma bàyyee ma dem mais waa dig ñoom bi ma jàppee enquête na ba mu jeex ñu boole ma ak dossier central bi yëpp yóbbu tribunal bi ma demee nag mandat dépôt bi ñu defoon si dossier bi central defoon léegi juge bi dafa xamal ne ma dossier bi dafa complet wul parce que ñi nga bokkal problème yi seen tour nekk ñu fii te dossier bi àggul complet wul léegi dañ koy écarté ñu topp la si bii parce que yëpp fee yëpp benn la
ma d'accord mu defal ma mandat de dépôt 1er avril 2009 boobu ma demaat quelques jours ma ñëw def interrogatoire am mu ak ñi ma bokkal ñëpp problème ñëpp mu tëj dossier bi defal ñu ordonnance renvoi yóbbu ñu tribunal correctionnel mais boobu comme mineur laa man mu ñu maa tribunal mineur tribunal laaj ci sama bulletin de naissance boobu sax bu ne mu nekkoon sama avocat yàlla na ko yàlla yërëm mu dem jëli sama bulletin de naissance ñëw dugal ko ci dossier bi jour bu ñu war a atte juge bi gis ko ne ma bàyyi Modou Fall mineur nga tribunal bi compétent pour atte la mais da ngay taxaw nga témoigner gars yi suñu wax ñu taxaw ñu témoigner ñu atte ba pare def délibéré bi délibéré bi ñëwee ñu condamné leen 15 mois man ma toog si kaso bi un an après ñu woo ma tribunal mineur mu ñëw taxaw ñu ne ma il faut sa parent taxaw bu ñu ma laate ma dañ ma renvoyé kon ba semaine prochaine ma woo sama avocat ñu sama parent semaine prochaine bi bu ñu jotee parent bi ñëw taxaw ñu atte ma def délibéré le 10 mois 2010 mu condamné ma 6 mois si problème waaw ma dem prison léegi nag mu war a jeex ñu war ma bàyyi ñu ne man am na beneen mën a def bu fi des muy mën a def bi juge décision bi njëkkoon a def te dossier bi complet wutoon may leen noonu lii moom lañ ma àtte nii ñu ne non parce que ñun ñaari damay am fii 1er avril am fii 16 2 mois 2009 moo waa samay avocat maître Abdourahmane Sow di Lening ak maître Dramé neen nag carrément injustice parce que instant bi man lii ñu ma bëgg téye fi moom lan maa téye ba ma tëdd koo pare gars yi bind procureur général ñu dem cour d'appel mais bi ñu jëlee dossier yëpp xool ko comparé ko xam ne lii effectivement àtte na ko pare procureur général si boobu moo defal benn requête jox ko le parquet jësee na ko prison bi rapidement bi ñu ñëwee si prison bi heure bii nii rek ñu woo ma ne ma jël seen bagage ma jël seen bagage ñu dem affaire bi jeex tàkk mais bi affaire bi jeexee ba ma nekk si biir nekk sama jàmm di commencé sama liggéey commencé investir commencé jël sama yaay employé yëpp ñu commencé liggéey sama alal yi nekkoon si àll yi si sous-région bi yëpp di kay man day dem dajal yëpp ñu indi lépp Sénégal yi nekk ay camions yu daw yi nekk ay matériel de sonorisation yi nekk ay commerce yeneen léegi ba léegi règlement de compte ba amoon noonu ak police bi centrale bi dañul quoi parce que benn instant ñu ne waaw dafa am fu ñu kam yooyu la fay yoroon réceptionné topp nan la sa oto gaare woon na fii defoon na ni jàpp yóbbu defeere yóbbu tribunal bàyyi ngi mat diggante bu gàtt nga ay arrestation yu bëree bëri mais kenn koy dee conseil génn réew mi génn Sénégal mu fi dugg may leen man du ma génn Sénégal parce que même bu fekkee nii lay tribunal tamit daa nangu mu tribunal ko parce que tamit du ma nangu tamit yaa ngi dégg dëkk ci réew ba pare kenn jóge fee di la xatal naan da ngay génn ndax ay situation yu mel nii kon rëccu woo dara fi mu nekk nii non man moom rëccu ma daal li xew lépp yàlla moo ko dogal lii ma dal sama kaw nii du gënee metti si kanam tamit garaawul yàlla mooy buur parce que man gëwuma ko lu yàlla luy am yàlla koy dogal la mooy sa wax si ñi nga xamante ni jàpp nga ne tooñ nga leen jël seen alal qu'est-ce que tu as envie de leur dire non fi mu toll nii man amul benn mi mu taxaw boo xam ne man jël na alal man alal kenn nekkul si man maa ngi wax ak yow nii jàkkaarloo penku fii mu taxaw ni wax ak yow nii alal kenn nekkul si man donc nee nga saa bu ñu la oowee pare nga pour génn fi nga laaxu dem uyu tribunal eh bien bu fekkente ne ni dem nga tribunal est-ce que xam nga ni évasion bi beneen délit la est-ce que pare nga pour assumer que waaw xam naa loolu parce que évasion moom peine à part la déjà xam naa loolu mais comme man tëdd na 9 ans de détention pour zéro génn naa maa ngi si biti sacrifice même du peine de amende man jaral na ma ko ma sacrifice yow parce que man fi mu toll damay xeex pour Sénégal gépp xam lan mooy dëgg bi lan mooy vérité bi man loolu la am léegi du dëgg bi feeñee pare après maanaam ndam boobu may am si dëgg gi feeñ rek man yàlla na ma après lu teg baax na. si tënk injustice mooy dañ la téye te waruñu la téye. dañ ma téye si téye bu jaar yoon te téye bi ma téye nekkul que ne maanaam jëmmi yoonu justice bi si boobu moo doxee noonu. mais non kaso amul leeral ñun li ma la wax xam nga ñun ak administration pénitentiaire ñun amuñu relation bu ñaaw relation bu rafet la am gis nga le DAP kii. li DAP Boucandé moom nit ku baax la nit ku jub la aussi koo xam ne dafa respecté détenu. mais li ñuy wax ci kaso yi difficulté yi nekk ci kaso yi métit bi ci kaso yi souffrance bi ci kaso yi yow loo ci mën a témoigner. waaw xam nga kaso yi am na ay souffrance bi yooyu ci yeneen côté mais man côté bi ma nekk yooyu amu fa. ñun ñoo ngi nekkoon ci ISS mooy fi ñuy wax haute sécurité foofu 10 chambres rek la chambre bu nekk 2 personnes lay def. kon haute sécurité nga rëcc nii. waaw effectivement. li moo tax ñu naan la booy jinne.
waaw mais xam nga du jinne quoi xam nga ñoom jinne moom dañ ko tegoon ci cadre soppeeliku. waaw mais pendant 14 ans ñi ngi wax soppeeku mais ba léegi mënuñu génne benn virgule boo xam ne moom day firndeel ko soppeeku. parce que yow foo jaar génn ki trace peut-être des fa da ngay gis trace bi. donc kon xam nga loolu foofu jinne amu fa. problème bi mooy da ngay calcul ak indistance rek. calcul ak indistance parce que doomu aadama da ngay doo mënee dugg ci conscience am ba pare d'abord en distance pour maanaam comme nu ma ko mën a expliquer ba nga mën ko comprendre parce que maa da booy jox exemple pour Sénégal gi mën a comprendre lan mooy tax saa boo defee ba pare mu jaaxal nit ñi mais xam naa olof bi moom du ma ko mën a expliquer réellement mais dinaa la jéem wax la rek comme ne la dañuy bàyyi xel ci lépp benn faay bu ma doon parce que dañuy nekk ci monde boo xam ne noonu la demee weñ du naawee tong la sax weñ bi yaa ngi ci calcul lan la asaar la wala. paranoïa quoi. exactement dañuy bàyyi xel. très bien alors yow kaso bi amoo fa woon problème tout allait bien tribunal óolu nga juge yi eh bien lan moo waral du coup injustice bi kan moo la teg injustice bi bu dee kaso bi ça va tribunal ça va. waaw xam nga injustice bi tribunal man dama leen wóolu 100%. mooy tribunal yi àtte nag laa wax parce que population xam li nga xam ne tribunal mooy jëmmi building bi noonu rek moom lañ tuddee tribunal xamee ko noonu mais tribunal dafa bëri ay bànqaas ci biir parquet ci boppam lim jiitee nekkul ne lépp a bon du la bëggee teye ci kaso te wóor na ne yow defoo loolu du la mën a te condamné dañuy transformer affaire yi def semblance ne institution. Très bien alors léegi ñu war a jeexal Baye Modou donc fi mu nekk nii pour tënk da nga rëcc parce que da nga jàpp ne injustice lañ la téye ci kaso bi rëccoo pour daw justice rëccoo pour daw tribunal saa buñ la oowaatee nga dem uyu ji pour taxaw ñu àtte la loolu mooy wax ji. waaw parce que comme li ma expliqué nii ma àggale ko comme ne la dañuy def semblance duñ la bëggee téye kaso ne dañuy def enquête instruction waaw instruction boobu nañu wax souvent semblance lay loon rek parce que nekkul loo xam ne vrai instruction lañ ci jox la mais saaga doo dee enquête looy wax maanaam lan ngay enquête ci saaga bi ki la saaga bi ngay saaga ba lan la tudd sexe la tudd wala nan la ko waxee wala yaay la gis wala bàyyi loolu la ñuy enquête mais loolu isam na enquête. dama la bëgg a laaj un truc un peu plus personnel nan la say parents dundee situation bi nga xam ne moom ngay vivre actuellement. non parents yi day métti lool ci ñoom na métti lool ci loom parce que déjà nga toog dégg presse bi gauche droite leen ñu ni ko wax xam nga déjà ñoom loolu rek daf leen di frappé déjà day indi ay problème surtout nga nekk benn famille boo xam ne ñëpp ay jigéen lañ man nag maa ciy góor man maay seen soutien man lañ yaakaar ci lépp même du ma nekkee ci prison bu lépp fu mu toll nii man sama xel guddeeg bu njëkk ci ñoom lay nekk. évasion saa boo demee ba war ko def day métti loolu parce que évasion bi déjà maa ngi gërëm defee depuis janvier ba léegi nii boobu ba léegi mënoon naa évadé mais saa bu ma nee noonu garaawul naa bañ évadé parce que déjà am na kilifa yu bari ñi ngi sama ginnaaw di ma jàppale ñii maa ngi dégg ñoom téléphone ñii ñi ngi jël seen alal di def si man ñii ñuy déplacé wu mu dégg ba jëkk lu ne ñu ngi koy def ak lu bari nekk sama ginnaaw di ma dimbale ba pare aussi maire bi tamit chaque instant mi ngi jël yaakaar bu baree teg ko si man saa boo waxee doo ñëwee def nii kër gi jigéen ñi rek ñoo fa nekk léegi nag ñoom loolu situation bu métti la si ñoom mais da ngay xam ne situation oblige fi mu toll nii doo deewoon tamit mënuñu si dara dañ lay dem suuli te day gën a métti te ñun ñëpp ñu ngi si suñu kanam kenn xamul kañ la man na doon tey mën na doon suba ne ginnaaw suba soxna si mi ngi foofu aussi mi ngi si kër ga man benn enfant la damoon maag moom mais dafa mujj décédé du juddoo sama yëpp sama ginnaaw la amee mu nekkee ci prison bi waaw mais man yooyu yëpp man gëm naa yàlla daal gëm naa ne moo bind àddunaam bind ay nitam te duñu fekkoon ne dafa tële dara si ñun duñu fii nii yàlla tëdduwul dara si ñun li mu bëgg lépp mi ngi koy def suba ngoon waxute kenn ñun dañuy dépendre rek di ko yaakaar rek ak di ko gëm ba tey. Alors pour terminer lan mooy sa dernier message bi nga xamante ni tey moom ngay lancé autorités judiciaires yi wala alkaati yi wala Sénégal. waaw man li may lancé moom ñëpp pour ñëpp la muy président beeg ministre baak policier baak baadoolo bi si mbedd meeg ñëpp ba si magistrat ñëpp laa koy lancé
mooy que man ku bëgg justice laa te ku ko gëm laa ku ko fonk laa mais man li nekk sama xaw du justice règlement de compte la boo xam ne dañ koy jël dëxañ ko ci biir justice te saa bu ñu wax justice la ñuy wax non justice kenn xaajale kenn justice la ñuy wax te du nee justice rek képp kuy léegi justice rek tuddaale lan la mais man sans problème personnel matul ñetti nit ñoo ko seq matul ñetti nit ñoo ko seq. nga si ay firnde. non man amoon naa dund sama affaire depuis le début du ma demee tellement lu concret laa leen wax parce que samay wax koo dégg da ngay xam ne lii mooy dëgg parce que man li ma def lu mu métti mi damay tax ne maa ko def parce que xam naa bu baax sama bopp nekkuma dof boo xam ne nga nekk ci télé bi topp nit ñi di sonal ak gaañ nit ñi ak sonal man sama alal lu ma xamee si doomu aadama laa ko man yoruma alal yu may denc ci ay banque yoruma lu ma am dama koy jox doomu aadama yi dundee ko parce que man damaa gëm ne nit si wàllu boppam sa noonu di nga gën a bañ sax warul xiif nekk sa wet nga di ko seeraan. Dernière question instant bi Sénégal réew mi tàng na si wàllug sécurité am na ñu bari ñoo xamante ni am na ñu fi faat yàggul ñu si bari eh bien am na sax ñoo xamante ni dañuy naan kii bandi bi rëcc nekk si biir nit ñi óoluwuñu ban regard ngay jeté ci insécurité bi nekk ci biir réew mi ak bandi gi nga xamante ni moom lañ la collé lan nga mën a wax sénégalais yi pour wax leen ni doo ko. waaw am injustice bi moom mooy li may wax rek man seetlu chargé wu ma ko. sécurité bi. sécurité bi laa wax non maa ngi jëm waaw insécurité bi laa wax. man loolu daanaka man li ma si concerné bëri parce que man du ma ko def te du ma fekkee fu ñu koy defee ku ma xam nga koy def it man lu ma si mën a wax si rafet bu nga bañ ko def dinaa la ko wax mais daal li ma xam man moom laa mën a assuré doomu aadama fépp fu ma teew nit kenn du fa final nit fépp foo xam ne man sama wàll boobu sama jëmm ma nga fa kenn du fa final nit gis nga maa ngi nit ko tuuti la aw ma doole aw ma dara mais yàlla dogal na ma am naa kàddu te nit ñi respecté nan ma te amul kenn nag koy taxaw laaj ko si man taxaw ma parce que nit ku man gëm naa ne moom ku ñi gën a célèbre bu Sénégal 5 yi fi gën a célèbre bu man si laa bokk waaw loolu wax naa ko injustice moom insécurité moom loolu la alkaati yi ñoom ñoo ko saase dañuy liggéey nañ def li ñu war a liggéey mais man moom du ma jël sama téléphone di woo police wala sànni wala kenn naa koy jàpp di wala kaay def li wala lii wala laa mais daal képp koo xam ne si man gis naa la ngay def naa man sama wàllu bopp man dinaa jël sama propre responsable ba nit doo ko fi naal leneen lu waaye def nag man sama yu nekk si jaayal say drogue defal leneen lu neex mais doo jël finna ko si teg si doomu aadama finna rek ñaar yi rek la jël sa arme di ko jëmale nit daa nga jël nit di ko finnaal pour jël alalam wala dara mais doo jëleen fekkee nii nga jël alal jàmm dem man sama yoon nekk si parce que yow yaa ko choisir di ko def waaye daal du si finna naree bokk man ma bokk si waaw finna daal man laa bëggut maanaam loraange nit di ko jël te ko doomu aadama. Très bien alors bu fekkente ne am na lu ma la laajul te nga bëggoon ko wax mu ñor la mën nga ko wax ñu jeexale ko. waaw comme yàlla dogal na profité woon nan daanaka li nécessaire yëpp wax nañ ko léegi damay def lu sant la gërëm la du ko fee ñu jéem a tëj te wax gars yi tamit nee neen daal man lii sama méthode la man bu ma choisir pour combattre sama injustice parce que injustice ñu ngi koy xeex nu nekk si grève de faim la njëkkee woon booba tey saa ba grève de faim du DAP dina ñëw def si li mu fi war a def xam nga woo ñi mu war a woo ñëpp wax ak ñoom woo na ku ne sama problème ministre bi woo na sama problème mille fois woo na procureur général mille fois woo na tan procureur de la République doyen des juges ñoom ñëpp wala lu ne amul lu mu def moom DAP mais nag moom ab directeur la am na fa mënu fa àgg am na fa mënu fa yem moom injustice bi xam na ko injustice bi am xam na ko waaw injustice boobu nag moo tax moom benn saa day am fond du fa tollee tamit day commencé jël responsable am di def waaye nag mënu forcer gars yi pour ñu libérer la wala waa ñu àtte la parce que moom àtte bu du sara moom ni ko baax la géré bu rafet la géré kaso yi lu rafet la yore kaso yi même fee doo demee fi ma évadé nii évasion bi dafa doon loo xam ne dama ko forcé mais déjà kii sama xol nekkul lu oyof ci sama xol mais dama ko forcé parce que xam nga déjà nekk ak nit nii benn temps rek jékki xëy rek def nii. colère dafa am colère booy sentir sa diggante moom. colère boo xam ne dañuy sentir diggante man ak ña fa nekk di garder ak directeur bi seere prison bi chef de cour beeg adjoint beeg yooyu am na benn colère bu dox suñu diggante ba nga xam ne si ñoom déjà doo demee da nga doo ñëw fekk maa ngi da nga yaakaar ne ñii am na benn relation bu dox suñu parents yi wala dara. fekk ne dañoo doon nekk ay nit ba pare day xam lu bari mais xam nga ñoom it dafa am foo xam ne du tooy am na foo mënuñu fa waxee. coono bi ndaj si man ñoom ñu am si dañ ñëw si benn dossier loolu mën na benn détenu mën naa leen ko seetal te aussi tolérance yi ni torole ak man foofu noonu aussi man mën naa la wax ne amul kenn ku ngay torolal foofu noonu comprendre mais man maa dem ba benn moment ma xamante si nii li may def nii man
diis na si man quoi waaye il faut mu obligé def ko parce que il faut ma jéggi leen parce que sama vie moom moo nekk si benn jeu boo xam ne il faut ma réparer ko te méthode bi daal choisir pour def ko kuy wax naan dama leen a corrompre dama def nii gis nga kaso loolu lu may leeral gars yi la kaso kenn mënu corrompre garde mu bàyyi la amul benn garde boo xam ne mën na moom garde si boobu amul pouvoir du bàyyi benn détenu mu génn mënu nekk souvent nag ñoom si seen biir des fois sax ñoom ñooy indi moyens mais loolu ñoom ñoo ko war a bàyyi parce que maa ngi dégg déclaration bi nga xam ERAB moo ko def xam naa comme li si biir ak si biir ak yooyu mais loolu souvent da ngay jëlaat sa da ngay mel ne maanaam yow da ngay jëlaat mbalit di ko tegaat sa kaw. amul benn complice. waaw amul complice parce que man doomu aadama magum jëm laa damay calculer di xaar bu baax a baax te lu may dugg ta bala maa dugg si daal damay xam ne lii lu ma mën la ba pare doo ko engagé lu ma mën la li ko def ba pare doo ko engagé man maa jël sama responsable man maa défongé relation bi man maa wax jaar génn si biti buum boobu ñuy gis mu traîner foofu noonu man maa ko def man maa jaar si ko mbir bi génn dem sa maa nekk nii si biti léegi nag loolu benn bor la boo xam ne man ak état Sénégal ñoo ko seq mais damaa bëgg mu fay ma sama bor ma fay ko si bor bi. état Sénégal. damaa bëgg mu fay ma si man. bor bi ma ameel. ba pare ma fayal ko man bor bi ma ko am. te na ma 6 ans de détention. àtte ma ne ma acquitté naa la bàyyi naa la. defoo dara xam nga loolu lu doy waar la. ñu waaw mu téyewaat ma 5 ans ñaar yi ma nekkoon mu acquitté waat leen ne deful leen dara mais man def naa waaye ñaata la ma tëj ma pétaat foofu 3 ans ak 6 ans muy ñaata 8 ans 3 ans ak 5 ans muy 8 ans encore tey jii maa ngi nii man maay seul détenu bu nekkoon si prison bi ñu koy topp dossier 2008 amul fenn. bés boo jàppee ni injustice bi réparé nañu ko tu es prêt à collaborer parce que comme xam nga ni ñu rëcc ci kaso yi di nga wax gars yi. waaw xam nga ñun moom ñun ñëpp si ay doomu aadama amuñu benn intention bu réparer defar Sénégal pour mu am njariñ yëpp parce que ñun doo ñu fekkee kaso sax chaque jour da ngay fekk dañuy génn ay kay di xalaat ay procès di bind di teg te bëri na loo xam ne si ñun xam nañ ko lu mën a jariñ réew mi mën defar réew mi léegi loo xam ne si nit ñi jàng na États-Unis ñi jàngi Europe fu ne dem na fa ñëw seen diplôme mais wóor na ma ne nekkul seen xel. boo génnee loo bëgg a def à part continuer ses business. non man sama business laay nekk man sama business moom laay continuer di ko nekk mais problème mooy man xale laa nekkoon doon def yi fi xale te xale googu jàll na yàgg na sax ba mu jàllee mais man jeexaloon naa ko mais ñoom ñoo ko jeexalagut te xam nga tamit comme tant que jeexalaguñ ko tamit pour détails yi mënul ñàkk dem parce que du la téye rek injustice yow tamit du il faut que ngay défendre aussi saa bu nee jëlee yat di dóor il faut ngay baare mais saa bu ñu bàyyee dóor rek di nga mën a baisser say bras xam nga mën na xool ak beneen sens ak beneen yoon loolu daal moom mooy li nga xamante ni man mooy sama décision li nga xam mooy importance nag mooy maa ngi leen xaar dossier bi dem tribunal du demee tribunal ñu woo ma yaa leen woon ne man du ma tudd ne bu naan ay dakay may libéré pour non xam nga man sama mbir dafa siiw tey jii du juge correcteur woon dossier bi yóbbu ko tribunal léegi nga dinaa ko lire si presse bi ñu ne dossier Baye Modou Fall lay jàll tel jour waaw léegi man na dinaa leen déglu sama dossier du ñu koy appel tribunal ma leen koy fekk jërëjëf Baye Modou Fall merci